maanaam technique bi ci réew mi ba ca toppaat jëm ci souveraineté pharmaceutique ba ca toppaat jëm ci question des évacuations sanitaires moo tax bëggoon nañ xam tuuti ci sa politique de santé fan nga toll ci li nga xamante ne moo di norme UEMOA yi ndax loolu yëpp dafa tombeek ci mbir moo xamante ne yaa ngi koy wax léegi mu jëm ci wàllum li nga xam ne moo di vaccin bi léegi lan la Sénégal di xaar pour tànn maanaam benn vaccin ak kañ la ko Sénégal war a def ak Sénégal lan lay xaar ñu bëgg a xam aussi ci biir vaccin boobu maanaam ñuy tànn parce que gis nañu stratégie bi nga tëral wala boog bu ministère de la santé tëral dañu ne nit yi nga xamante ne ñoo amee comorbidité bi maanaam ñoo amee feebar ak troisième âge la ñuy njëkk a vacciné waaye gis nañ am nañ benn variant bu feeñ ci virus bi yaa ngi koy wax léegi fële ci Afrique du Sud bàyyiwul kenn est-ce que loolu du tax ñu war a xoolaat li nga xam moo di stratégie bi te li nga xamante ne moo di vaccin bëri na coow ndax ñu ngi naan am na loo xamante ne def ci laaxaale bokk ci pour réussir maanaam li nga xam moo di campagne de communication bi nga fas yéene amal est-ce que yow pare nga pour def vaccin wan Sénégalais effectivement ne leen vaccin bi dara newu ci wala déet léegi ngir daane nag gis nañ également aussi ne feebar bi ni nga ko waxee mu ngi law tey rek am nañ 195 cas positifs am na juróom-ñetti nit yu ci faatu man ba ma defee xayma diggante ajuma bii passé ak tey alxamis lu ëpp fanweeri nit ñàkk nañ seen bakkan kon doy na lu doy waar ñu bëgg a xam est-ce que maanaam da ngay bu affaire yi gënee takkarnaas da ngay instaurer état d'urgence wa ilaa da ngay def couvre-feu wala da ngay tëj frontière jërëjëf président. jërëjëf Cheikh Diaby maa ngi lay sant di sant waa 2STV di ko dalale ci sama mag El Hadj Ndiaye ak njabootam ak ña fa nekk ñëpp laaj yi bëri na. ci benn temps bi nga jël waaye dinaa jéem a tontu si ni ma ko mënee. ci wàllu wér-gu-yaram budget bi dafa yokk bu baax a baax si jamono ji ñu nekk budget santé bi may ñëw mu ngi toll presque si ay 115 milliards 120 milliards tey jii ñu ngi ci 220 milliards daanaka dañ ko doublé si juróom-ñetti at doublé boo xoolee kër docteurs yi maanaam hôpitaux yu mag yi yokk nañ si lu bare bare ren ji rek nee naa la ñeenti hôpitaux yu bees danañu génnandoo ñeent yoo xam ne benn bi Kédougou la bi Sédhiou bi Kaffrine bi Touba bokkul nag ak li nga xam ne hôpitaux yi fi nekk dañ koy daal di mettre aux normes muy principal danaa fa def polyclinique boo xam ne dana am champ téeméeri néeg yu bees ak lépp luy xarala pour que hôpital principal nekk niveau 4 otul am ci Sénégal tout comme hôpital Dalal Jàmm hôpital de Fann gis ngeen barke démb la ubbi service bu bees boo xam ne ci wàllu maladie infectieuse amagul service bu toll noonu boo xam dañ ko jagleel rek maladie infectieuse souvent dañu nekk rek ci hôpital waaye la ñu def dafa méngoog hôpital pour maladie infectieuse kon ñun dépassé nañu lenn ci ay prévisions par rapport ak doxalin bi ak réalité bi mu des nag dafa am yeneen ni taux aussi yoo xam ne Union africaine joxe na ko si wàllu njàng mi ñaata % la ñu war a am bu ñu ne na réew yi toll ci 18% même 10% ci wàllu agriculture taux yooyu yëpp Sénégal dépassé nañ ko njàng mi ñu ngi ci 25%, un quart du budget un quart maanaam boo tasee budget bi ñeent benn bi yëpp ci wàllu l'école la jëm. alors santé bi tam donc ñu ngi ciy def lu mucc ayib li des nag dama ne suñu mbokk waa santé yi nag mënuma di dugalaat ay milliards yu toll yi ma bëgg a def te secteur bi duñ ko réformer kooku moom sama baat ci kaw wax naa ko ministre bi wax naa ko waa secteur bi boo leen deful ay réforme du ma ci dugal benn dërëm parce que li ñu bëgg aussi mooy alalu askan bi bu ñu ko jëlee dugal ko ci ay secteur muy dox mu amal askan wi njëriñ kër docteur kañ naa leen ci seen taxawaay ci feebar bi donc wax ji du foofu ci wàllu compétence wàllu engagement du loolu mais système bi dañu war a réformer pour que bu ñu indiwaatee ay investissement yu bees indi ay hôpitaux yu bees indi ay maanaam système d'urgence yu bees service yi mën di dox waaye itam la hôpital bi di gagné ñu koy boole ci maintenance ak lépp ba lépp mën a dox donc ñu ngi ciy liggéey jël nañu engagement pour indil ma réforme yooyu ñu tàmbali dès que ñu indi ko ñu démarrer parce que c'est programmé li ci des wàllu ñàkk bi maanaam vaccin yi dama ci taxaw parce que lu am solo la ñu bare ci réseaux sociaux yi bokk na si d'ailleurs ay scientifique yoo xam ne dañu bëgg tur parce que xam nga léegi ku bëgg siiw rek da ngay wax lu kenn ñemewul wax wala tax toog sa biir néeg defar sa vidéo raconter n'importe quoi génne ko
avec titre professeur diw wala docteur nangam su ko defee nga wax yoo xam ne dara du ci dëgg dara amu ci ba tax ñu yàq xelu nit ñi ci vaccin te ku ne war na xam ne bu duloon ñàkk yi adduna bi du demee tey ni mu demee depuis Pasteur tey jii bu ñu naan xuree ak yenn xeetu maladie yi nga xam ne moom la ñu xamoon poliomyélite bu fi amatul ñàkk bi moo tax Sénégal am na programme élargi de vaccination fukki vaccin ak benn yoo xam ne moom la ñu jox war a jox xale yi kon bu nit ñi ñëwee di wax loo xam ne méngoowul ak lu am ba lor suñuy njaboot ñu bañ a jël vaccin yooyu laago wala am yeneen i jafe-jafe loolu lu doy waar la gouvernement bi dama koy wax mu leer Sénégal dana wut vaccin parce que loolu mooy li méngoo ak xam-xam loolu mooy li méngoo ak médecine waaye nag ndëgam lépp dafa tàmbali ko en même temps ñun dañuy xoolagum moo tax tëbuñu rek dem ne dañu jënd Pfizer wala dañu wuti Moderna wala dañu wuti vaccin chinois bi wala bu russe bi réew yi nga xam ne nag xëy na ñoom mun nañ jëndaat am na ñu tàmbali jënd tàmbali ñàkk seen population te boo leen di xool li xew mooy réew yi ëpp doole tey ji tàmbali nañu ñàkk seen population kon bu ñu continuer fii ak weer ñaari weer li nar a am mooy réew yu am doole yëpp danañu régler vaccin bi te vaccin yi aussi jaar na fi mu war a jaar ñoom seen population donc ñu aar leen ñan ñooy des dëkku Afrique yi donc damay waxaat clairement ne Sénégal mu ngi liggéey bokk nañ d'ailleurs ci kuréel bu ñu tuddee COVAX ànd ko ak téeméeri réew ak juróom-ñaar fukk ak juróom loolu ko ëpp yu ne bu vaccin amee ci wàllu mbas mi war nañ fexe ba adduna bi yëpp jot si parce que feebar la bu laal adduna bi yëpp loolu tam ñu ngi ciy liggéey ak suñu partenaire mais daal Sénégal bu laajee jënd ak lu mu mën a jar danaa ko def pour vacciner la population sénégalaise si kaw ñu xam bu baax a baax ban vaccin la si yan condition lañ koy doxalee et itam mu nekk luy jaar yoon donc loolu ñu ngi ciy liggéey xëy na nag dinañu jël ñaari weer di gëstu di xool li xewagum ak ñi ñu jot a piqûre au moins ñun bi yoon cobaye du nekk si ñun donc ñooñu ñu xool nan la mbir mi doxee buñ fa génnee ñun ñu war a mën a jot ci vaccin bi soit si initiative COVAX wala suñu initiative bu bopp su ko laajee dinañ jël tous les moyens qu'il faut jënd vaccin bi ak lu mu mënti jar vacciner ñàkk waa Sénégal ñàkk bi tam buy am toujours dañuy xool ñi gën a maanaam néew doole ci feebar bi mooy ñu mag ñi waaye aussi mooy waa kër docteur ñoom ñi nga xam ne bés bu ne ñu ngi contact ak maladie bés bu ne ñu ngi jàmmantoo ak maladie ñooñu donc lañu war a njëkk a ñàkk ak ñu mag ñi après nag xool li ñuy wax ñi am comorbidité maanaam ñi nga xam ne bu leen feebar bi laale xëy na mun na garaaw après nag ñu doog a wàcc si population bi des parce que ndaw ñi moom amuñ problème voilà donc bu jotee waa kër docteur danañu ñëwaat ci lépp lu ñu war a def ci fànn boobu